mbégte bu rëy la ñuy am si dikk ak yéen ci xibaaru marax yi mbokk yi dal leen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar la ca gën a fës. autoroute à péage bi njëkk yee dafa cher ba tax na dañu say war a wàññi dawalkat yi daal di taxaw nag temb di sàkku ci Macky Sall mu daal di taxaw wax si Eiffage mu wàññi njëkk yi lee yooyu la njëkk sax kii di Cheikh Oumar Sy xam le na dañ ko war a yemale. perroquet yi nga xamante ne toll nañu ci téeméer ak fanweer ak benn ñoom moom nañu seen bopp juróom-ñaar ci ñoom dañoo daal di faatu ndax kat fa ñu ko defoon fa ñu leen a defoon moo baaxul la. bés bi ñu jagleel wàllu rajo ni ki tey jii la ñu may nopp nag ñi nga xamante ne ñuy yëngu ci wàllu defar ñoom nag fi mu toll nii seen liggéey demeetul noonu daañu ko waxtaane lii moo gën a fës ci boppi xibaar yi yaatal bi neskis lay doon. autoroute à péage bi njëkk li dafa cher lool ba tax na dawalkat ya ca Petersen di sàkku rek ci Macky Sall mu dal di taxaw temb ci Eiffage wàññi njëkk yooyule ni ki tey jii nag doxantu woon nañu ba foofee ngir tàllal suñu micro dal di waxtaan ak ñoom Adama Sarr Bachir Sow. wàññi teg njëkk li ñuy fay ci autoroute à péage mu ngi wéy di jur réeroo ci diggante waa Eiffage ak gouvernement bu Sénégal. fa nga xamee ne moo di ca gare routière bu Petersen ñi di dawalkati woto yi yàkkamti nañu lool wàññi teg njëg li ndax jàpp nañ ne dafa jéggi dayo lool. waaw négociation yi dañ koy dégg rek mais boo amee ñun dinañ arrangé trop bu nekkee attuna parce que boo xoolee ñun fii instant mu toll nii presque ñun péage bi la ñuy liggéeyal de un boo xoolee au niveau du gare Petersen 55 bi voyage am yëpp à péage bi la koy jaar parce que day def lu mat 8 voyage boo xoolee ci nekkee oto yi polo yi 8 voyage bi rek voyage bu nekk 1000 francs la kon tey jii boo xoolee 8 voyage yi ñaata lay nekk c'est de l'argent boo ñëwee ci oto yu ndaw yi que 800 la 8 voyage ñaata la day métti si ñun. bu weesoo njëg lu cher lu ñu nemmeeku ci lii di autoroute à péage dawalkatu woto bi moom mu ngi xam ne am na yeneen i jafe-jafe yu jëm ci wàllu machine yi. polo yu gàtt yi suñ ñëwee carte la ñuy yor. mais li ma bëgg moom ñu régler machine bi xam ne ñun 800 lan war a fay mais 800 yi ñu war a fay bu ñu ñëwee yenn saa dañuy dagg 1000 francs loolu mit loolu lu mat 200 mit nañu trop mais su ma ñëwee yenn saa damay ñëw di ko kaas sax ne leen 200 da ngeen may dagg 200 loolu du yoon 800 lan war a dagg ñu may dagg 1000 francs la ma bëgg na ñu régler machine yi ba nga xam ne ñun bu ñu ñëwee rek ñuy dagg 800 wa ilaa ñu nuy wàññil péage bi di fay téeméer xam nga li ma la péage bi seer na trop seeraay goo xam ne nii métti na ci transporteur yi métti na trop 1000 téeméer rek baax na. jafe-jafe yi ñuy jànkoonteeg nag tax ba kii di Abdoulaye Dione di ñaan nguurum Sénégal mu gën a sëkkatal ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Eiffage su ko defee njëg li mën a wàññeeku. gouvernement yaakaar naa ba xawee def tuuti pression gars yi nañ ko war a mën a wàññi parce que tamit bu dee dañ koy def pour jàppal population bi war nañ mën a def suñ kim ta lay kattan waaye ñoom tamit waa Eiffage tamit war nañoo am compréhension xam ni dëkk bi daa xaw a kii maa daal waaw loolu da ciy am solo ñu bàyyi ci xel ñu bañ a xool recette bi donc mais ñu xool ñu jàppale sa population bi nga xam ni yàkkamti ak yooyu ak embouteillage bari moo tax ñuy virer pour ñëw ci péage fay waaw buñ ko wàññi dana am solo donc. ci atum 2016 ba léegi nag ñi di askan wi ñu ngi wéy di naqarlu njëguk li nga xamee ne moo jëm ci wàllug autoroute à péage yi ndax seeraayam bu fekkee ne sax ñi di waa Eiffage wàññi woon nañ ci nag téeméer ak juróom-benn fukk ñi di dawalkati woto yi de ñu ngi wéy di rek naqarlu seeraayu njëg yi. Adama Sarr dañuy des ba tey si njëg yooyu ñu jàpp ne dafa cher ci autoroute à péage bi ki nga xamante ne moo di Cheikh Oumar Sy li mu xamle mooy ne nguur gi dafa war a xoolaat contrat bi dox si digganteem ak Senac SA moom Cheikh Oumar Sy di coordonnateur bi kuréel gi ëmbal ñi nga xamante ne ñoo di waaye jëfandiku yi ci autoroute à péage bi moom la mu xamle mooy ne rek mbir yi dañu ko war a tolloolee Cheikh Oumar Sy la ñuy teewloo si téléphone El Hadj Malick Cissé. dañ ciy sant di ci gërëm di rafetlu position de fermeté bi nga xam ne tey président de la république Macky Sall am na ko parce que tey mënoo nekk yow benn directeur simple directeur d'une société bu nekkoon France la léegi ñu dàq leen foofu mais ñun la ñu bëgg a yablu suñu président de la république mu am na ci parfaitement droit nekkoon na toog fi mu toog ndax dégluñu parce que état moo signé ak ñoom contrat bu état signé ak ñoom contrat ñu xool ne contrat bi ba ñu gisee ak ay experts ne contrat bi Sénégal mu ngi ciy perte ay milliards yow indiwoo lu dul 6%
bëgg a jël 97% wu bénéfice bi loolu dafa jéggi dayoo. contrat wu Eiffage Sénac amul fenn ci àdduna bi fii rek ci Sénégal la am moo tax état du Sénégal nee na dañuy jël matuwaay bi pour xoolaat contrat yi lépp liñ ci waxoon nag ñoom waa Eiffage Sénac defuñu ko parce que wàññi bi ñuy wax tëglu la ñu wàññee te boobu amul benn incident ci li nga xam ne tey ñun ñu ngi ko doon xeex mooy nañu wàññi li jógee Pikine jëm ba Bargny moo tax ñun dinañu def benn étude boo xam ne ci juróom-benni weer pour wane lépp li nga xam ne tey mooy gàllankoor ci autoroute à péage bi mais surtout fësal li nga xam ne tey état bi daf ko bëgg a def mooy renégocier contrat bi pour que mu mën a njëriñ réew mi surtout mu mën a jëriñ yeneen investissement yi état bi bëgg a def ci wàllum autoroute. Sénégal dafa bokk ci dëkk yi nga xamante ne dañoo gën a ndóol ci àdduna si waaye loolee nag terewul muy lëkkaloo ak boromi doole fépp ci àdduna si mu bari lool ba waral nag tey jii mu bari ay këru liggéeyukaay yu nga xamante ne ay doxandeem ñoo ko moom ñooñee nag kenn mënu leen a wàññi Umu Kalsum Ba ci jàngat. Sénégal mu nekk réew boo xam ne ñu ngi koy woowee ci nasaraan pays en développement fas yéenewul benn yoon tëj ay frontière am ngir mën a yëkkati ab koom-koomam ba tax na ab koom-koomam sax daf ko daal di ibbi def ay fasandikoo dox diggante ak ñi nga xam ne ñoo nekk wàllum kàngaam ci wàllum économie ñoom ñooñee sax daal di samp ay entreprise yu bëri bu ñu sukkandikoo ci dëkk bu mel ni France boo demee ci secteur d'activité yu bëri lu ci mel ni service financier yi immobilier commerce industrie télécom wala informatique foo dem rek di nga fa gis ay sociétés yoo xam ne ci France la sokkeekoo waaye jafe na trop pour ñun ñu daal di joxe ay pourcentage xayma ñaata la ñu toll waaye bu ñu sukkandikoo suñu naataangoo yu Africa Check part de marché bu France dox digganteem ak Sénégal daal dina jóge ci 24,3% daal di egg ci 15,9% ci fukki at bu ñu demee ci Chine échanges commerciaux entre Sénégal ak moom ci 2018 daal dina yokk lu ñu xayma ko ci 1581 milliards ci suñu ay koppar partenariat Inde Sénégal nag daal dina indi ci 2016 jàpp 2017 benn volume d'échange bu ñu xayma ci 1 milliard de dollars ñu wecc ko suñu ay koppar mu nekk 590 milliards de francs CFA lu ñeel wàllum États-Unis nag échanges commerciaux yu dox diggante moom ak Sénégal jafe na ñu am ay chiffres yu ko dëggal waaye li gën a fës mooy échanges commerciaux yu dox diggante États-Unis ak Afrique subsaharienne daal dina yokku diggante 2015 jàpp 2017 bu ñu sukkandikoo ci bureau américain du commerce. Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yëngu-yëngal am na fa te duñu ne guleet étudiants yi nekk ca master ca faculté bu lettres ñoom li ñuy sàkku moo di nguur gi dal di leen jox li nga xamante ne weeru août la leen ko waroon a jox ba léegi mu di ni mu leen di dimbale maanaam ay subvention te boobaa léegi jotuñu ko Malang Baldé kenn la si ñoom ñu teewlu ko ci micro Moustapha Gabar Diop. subvention yi da lay permettre pour nga mun a gën a bind sa mémoire parce que am na ñi nga xam ne seen sujet de recherche yi dañuy dem ba Kédougou wala Ziguinchor wala Kolda wala saa Fouta léegi dafa laaj ci déplacement te xam ngeen ni université nu mu demee yaa ngi dégg depuis loolu ñu ngi noppi waxuñu dara puisque ñu ngi noppi waxuñu dara ñoom tamit ñu ngi noppi nañu nag léegi nag doyal nañu am suñuy frères yi nga xam ne ñoom 3e année master 2 lañu nekk ñoom dañoo soxla seen accompagnement yooyu 390 000 la mais ba léegi jotaguñ ci ñun suñu subvention yi 150 000 la ba léegi jotaguñ ci tant que nag joxuñu kenn du def examen ci faculté bi kenn du def cours loolu lañu moo tax tey ñu décréter 24 heures renouvelables. ñun dañoo bàyyi lu bëri ñëw fii université pour am ay diplôme pour mun a servir suñu réew léegi nag bu fekkee ñoom mettre ñu dans les bonnes conditions loolu lan la mun a amee. ñu daal di àddu jëmee ci lu soxal gune yi dañuy faral di wax ne ñoom ñooy ëllëgu réew mi waaye de li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku mooy ne bari na lool lu ñu leen di teg ay fitna te loolu lu ni mel nag ñu bari àddu wuñu ci ni ki tey jii nag ñu daal di gëstu ci li nga xamante ne nag mooy toppatoo bi ñu leen di toppatoo rawatina su fekkee ñaawteef yooyu la dal na leen dañu ci teewlu Cheikh Sall Bachir Sow. Sakku. Lambatu diggante Wakam ak ay Sacré-Cœur ay at a ngi nii tout tànk yi dëkkee pataaral ginnaaw bi nga xamante ni bii ay jiyee dal na seen kaw waaye ayu bés yi nag dafay mel ni mbir moomu mujjee naa jeex jamono joo xamante ni bii yoon ngay topp mbir mu ni mel ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum wér-gu-yaram nag war nañoo topp bu baax a baax ñi nga xamante ni bii ñoom la mbir moomee laal ak seenu nekkin. affaire de viol bii nii bu éclaté xale yi nga xam ne ñoom ñoo ko dund ñoom psychologiquement. dina leen affecté aussi war nañ leen mën a accompagner sur le plan psychosocial ndax aussi c'est pas parce que lii dal na seen kaw rek que ñoom yàqu nañ ba faaw. xale bi fu ni ma bëggee sport bi muy def wala métier bi muy def dina ko jaral mu noppi waale lii nii mais nekk loo xam ne nii dina ko arranger ci personnalité am parce que lu muy gën di màgg rek mu koy gën di affecté lu muy gën di màgg muy gën a sentir que ni li ñu ko defoon en réalité abus d'autorité la.
wax lu jëm si wàllum sëy moom daanaka gàcce lañ ko jàpp si réewum Sénégal yenn nekkin yu ni mel nag di ay comportement daanaka it ñu bëri rafetlu wuñ ko te ñu bëri it duñ ko joxoñ baaraam ni mu war a dëgg beneen gi noppi gi nga xamante ni bii ñoom la mbir mi dal mel ni dañ ci am gàcca fajul jàngoro ji bu fekkee ne ñi def mbir mi teg nañ leen daan faaw tamit ñu taxawu ñi nga xamante ni bii ñoom la mbir mi laal ba seen xel mën a dellu si. mënuñoo wax ne ñu normal lañ amaana nag wax ñi dañoo feebar loolu médecin kese moo ko mën a génne ndax médecin moom mooy def analyse xool surtout ci domaine personnalité est-ce que kii personnalité am normal na wala normalul kii lan mooy jaar-jaaram kii yan expérience sexuelle la am mag ñi nga xam ne ñi ngi sàkku xale yi nga xam ne nii amuñu défense xale yi nga xam ne mataguñu dañ mën ñun psychologue yi dañuy jàpp ni mag ñii nii nekkuñu mag ñu équilibré. psychologue bi it jàpp na ne ñi nga xam ne ñoo di victime yi war nañ leen taxaw bu baax a baax ba gàcce gi nga xam ne moom la ñu nekkee mu daal di deñ bay ragal gi ak sëngëm gi wëlbatiku jëm si ñi nga xamante ne bii ñooy def jëf ju ñaaw ji mën a xamle bu baax a baax ak tout tànk yi nag ak jëf yu ni mel dina tax mbir mi dellu ginnaaw lépp nag ci njàngale ak yar la mën a jaare yoonal wàllu góor jigéen ci mim réew dafa nekk lu ñu waxtaane ni ki démb bi fi premier ministre bu Canada ñëwee comme ni ñu ko defee woon ci atum 2013 bi fi Barack Obama teewee waaye boobaak léegi njiitu réew mi Macky Sall fa mu ne woon jógu fa la mu tontu mooy lu ni mel munu fee am mu doon nag tontu bu nga xamante ne neex na lool ñu bari ci askan wi ba tax na ñu daal di koy fësal Moustapha Gabar Diop. góor jigéen du am Sénégal ay waxtu rek ginnaaw kàddu Macky Sall yooyu askan bi jàpp nañu ni mënul woon tontu leneen. influence la parce que ñoom moom loolu moo am seen i réew buñ tamit sañoon tamit day am fii nii mais tamit daal xam naa ni moom franchement président moom moo si sur la bonne voie quoi tey gëm naa ni loolu dafa ma sa am. ay africains lañu on a nos propres valeurs donc nous ne devons pas essayer de copier en fait l'Occident en fait si ñoom li ñuy def Obama ñëwoon na fi il a répondu il avait répondu en disant que ñun maanaam suñu dëgg. partagé ñu maanaam conviction yooyu noonu di légaliser maanaam homosexualité donc c'est bien ak lu mu wax démb ci ak ministre canadien bi ne ko nous ne sommes pas prêts tout simplement à légaliser en fait l'homosexualité. ñenn ñi sax jàpp nañu ni coowu góor jigéen dafa bëri lool ci Sénégal te am na leneen lu ko ëpp solo. je pense qu'il a bien répondu loolu moom débat boobu sax di woon kii quoi ni loolu bu ñu ko mënee bàyyi daal te bañ di ci delluwaat moo gën. gëm naa ne du yàgg ba nga xamante ne loolu nañ ko mos a def mosoo gis benn pays développé ñu ne c'est grâce à l'homosexualité déedéet mën nañoo xool la leen ñu wax ci le taux de chômage xool niñ ko diminuer ak yaleen mais pas l'homosexualité moom loolu moom neexul débat boo xamante ni Sénégal mën na ko apporter. ñun séntuwuñ ko mu wax ne mën na nekk quoi parce que ñun tal nañ leneen ay émotion am na leneen luñ tal vraiment réew mi yow gis nga dara doxul dara actuellement nii may wax nii dara doxul jeunes yaa ngi nii vraiment sonn nañ marché yi ñun ci lañ nekk di jóg ko daanu tan ni leneen daal ñun daal lañ gisoon mooy nag xool yeneen yu mu kii mais yooyu moom jarul sax ñu koy imposer Sénégalais yi parce que ñun dafa am lu ñu gëm quoi dafa am ay kilifa yu ñu am yu ñu gëm bon peut-être am na fi nag ñu ngi ci suuf di raam nit ñi xam nañ lépp mais nag vraiment ñun am na leneen lu ñu tal daal lu dul loolu quoi. ci fàttali article 319 dafa tere mbirum góor jigéen fii ci Sénégal leeral na ni. dinañ teg daan lu toll juróom benni at kaso boole kook amende bu toll diggante $20,000 ba $1 million ak $100,000 ci suñu koppar képp kuy fësal mbiru mel ni mbiru góor jigéen. téeméer ak fanweer ak benn ci ay perroquet yi nga xamante ne dañu leen a tegoon loxo ci aéroport international bu Blaise Diagne ñoom daal dinañuy moom seen bopp juróom-ñaar si ñoom nag dañoo ñàkk seen bakkan ndax fa ñu leen a dencoon moo baaxul waaye nag lu ñu mën a nemmeeku mooy ñoom ñooñee ca des nekk ca forêt classée bu Thiès ñoom nag seen yaram neexul lool Abdourahmane Ly Moussa Fall. seku yi féex nañu léegi. feex nañu jóge ci valise yu ñu leen dajale woon gannaaw bu leen ay vétérinaire xoolee bu baax yi xeetu seko yu ñuy woowee yuyu Sénégal ak fukk ak ñaar yu ñuy woowee perruche mën nañoo nooyi ba noppi sori soxortewu nit colonel Abba Sonko mi ngi ñëwaat ci mbir yi nu mu demee ak kile nga xamante ni moom lañu ci taxal te jamono ji yoon teg ko loxo. vendredi passé ci guddi bi dañ jàpp benn waa ji doon dem Algérie bu ñu ko jàppee ñu ubbi valise am ñu seet ci biir ñu gis ne dafa yore ay seku waa gi dafa ñëw yore ñaari valise
mais moom bu ñu posé valise am dañ gis ne peut-être 4-5 kilos la am te ponkal valise loolu dafa tey xel bon gars yi vérifié après ñi dégg picc di yuuxu ni la ko waa police jàppee am na benn cellule anti trafic bu nekk aéroport boo xam ne ay policiers douaniers gendarmes ñoo ci nekk ak eaux et forêt. ngir ñu bàyyi yile xeetu sekku yu ñu protégé ñu féex doonul woon lu yomb li gënoon a metti moo nekkoon am alam gu gën ngir may leen ñu mën a dund ci jàmm. parce que Dakar parc Hann ak forêt classée Mbao ñoo fi am boo leen bàyyee ci ñaari forêt yooyu bu ñuy génne dañuy def 60 kilomètres pour ñu mën a raw seen bopp sauver seen bopp te c'est pas bi dañuy mën a naaw loolu moo tax comme sama liggéey la xam naa ne fii moo gën a adéquat moo gën a baax ci ñoom gis nga bu ñu ñëwee le matin dañuy daw dugg fi gauche ma ne fi baaxul ñi dem fii ma ne baaxul après ma indi leen fii ci peuplement de eucalyptus bi forêt en miniature gis nga ñoom ñëpp génn dem nañu. ci téeméer ak fanweer ak benn perroquet yu yile élément eaux et forêt jàppoon ca aéroport international Blaise Diagne daanaka téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yi ñoom mujj dund même ak lii di bile kuréel di igal def ngir toppatoo leen. picc yi condition yi ngi nekkoon dafa métti woon loolu moo tax gis nga ñàkk nañu juróom-ñaar parce que ci valise lañu leen tëj d'accord li ñuy nooy d'abord air bi du doy ba pare dañ fi leen entassé dafa mel ni ñun fii fukki nit ñi jël ñu dugal ñu ci benn néeg boo xam ne 3 mètres carrés on sera pas à l'aise c'est la même chose donc picc yi aussi soxla ñu espace bu yaatu pour ñu mën a dund. muy mbir bu nekk ci table procureur bi nekkit ab avertissement bu ñu sukkandikoo ci ingénieur eaux et forêt bi bu xarañ ci faune sauvage jëm ci woyi trafiquant yi nga xamante ni ñu ngi ci gëtu ñii di waa eaux et forêt. Abdou Karim Sall di jëwriñ bi ñu dénk wàllu gàncax gi moom la muy xaar sa ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi ak ñu yore kaarange gi mooy rek ñu am taxawaay bu gën a dëgër rawatina nag ci luy jëmmal loi bi nga xam ne mooy aaye plastique boobaak léegi nag am na ab ndaje bu nga xamante ne amal na ko sax ni ki tey jii ngir rek gën leen a ñaax ci loolu lee ñu teewlu Baba Dramé mi nga xamante ne mooy njiital gàncax gi ci micro Pape Ibrahima Ndiaye. li ci am solo te nu war ko jàpp moo di ne xalaat yëpp ñun jël nañu ko li tubaab bi di wax on a pris bonne note léegi nag am na yeneen étape yu des étape yooyu mooy liggéey bi nga xamante ne war nañ ko tàmbali léegi ngir décret d'application bi maanaam texte bi nga xamante ne moom mooy maanaam préciser loi bi naka lañ koy doxalee texte boobu noonu tàmbali nañ cee liggéey te incha allah am nañu yaakaar ne ci fan yi ci weer yi di ñëw dinañ ko mën a finaliser pour que le 20 avril bu jotee rek loi bi ñu mën ko appliquer dans toute sa rigueur donc xalaat yu rafet la xalaat yu am solo la parce que ku ci nekk ni ma ko waxee sànq ci expérience am la ko tiré te am naa yaakaar ni dinañu permettre vraiment ñu am texte d'application boo xam ne texte bu ñuy permettre loi bi ñu mettre ko en œuvre ci ay conditions yi gën. ñi ma leen ko junjee ci boppu xibaar yi bés bi ñu jagleel ci àdduna si sépp li nga xamante ne moo di rajo ni ki tey jii la ñu kaa màggal ba tax na nag suñuy ndaw jël seen tànk dal di seeti nag ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu defar rajo waaye lu ñu xamle mooy ne fi mu toll nii seen liggéey demeetul noonu ñu teewlu si Mortala Anne Bachir Sow. mu jafe lool ñu gis li nga xam ne mooy kuy defarkatu rajo si jamono yi lu waral lu ñu mel mooy lii di xarale yu bees yi. jamonoy tey jii bande FM mi ngi ci bépp téléphone portable ñu fekk ko ci kantinam muy réparer ay magnétophone ak ñaari apprenti moom. du ma wax ne doxul de parce que ci la ñuy dund ñun mu ngi dox de mais comme nu mu doon doxee bu njëkk léegi doxateeku noonu quoi léegi daal affaire téléphone yi ak tablette yi ordinateur yi moo wàññi liggéey bi quoi léegi normal léegi comme nu mu doon doxee bu njëkk. loolu moo wàññi na ci lu bari moom ay rajo comme rajo transistor yi ndaw yi comme bu njëkk comme nu mu amee woon nga koy defar chaque jour yi bari mais léegi loolu amatul léegi mooy wàññi loolu yëpp ak téléphone yi. ngir moytu seen métier bii daal nax saay moom defarkatu rajo bi moom mi ngi jéem a topp lii di xarale yu bees yi. lu ñëw rek dañ ci adapté wu rek nga adapté ci leneen il faut nga xam nouvelle technologie bi tamit pour mun a liggéey bi normal en même temps.
wàññite clients yi rek ci rajo yi bu njëkk comme nu mu doon amee bu njëkk loolu rek la du leneen moom mais ñu ngi ci adapté wu ci yi ñëw rek ñun tamit du ñu nekk ci rajo yi kese comme tablette yi ñëw na léegi téléphone yi ñëw na am na ñu bëri ñoo xamante ne téléphone ci rajo la ñu doon defar bàyyi nañ loolu léegi téléphone la ñuy defar. même su dee am na ñoo xam ne ba tey ñi ngi jëfandikoo li nga xam ne mooy magnétophone rajo yi ñii di réparateurs yi ñoom ngir mën a dund si seenu métier ñi ngi topp li nga xam ne mooy yoonu xarale yu bees yi. Mortala Anne mu mel ni léegi si gàddu rajo dafa tumuranke lool waaye ñàkkul que Khalifa Diakhaté boo fa seetee rajo daa ko fa gis kon mu ngoog mbokk yi fii la ñuy yamari ci xibaaru mbarax yi ci kanam Assane Gueye ci kalamay nasaraan jaa ngeen jëf.